Abdou Thiam ñu koy nuyu tey moo ne ci technique bi Abdou il faut que Aline Badara Diallo wutal la benn tabouret foofu xam nga technicien yi daf ci am fii ñu njool comme Aliou Ba am ñu gàtt ba daanaka doo leen sax gis maase console bi ñu koy ziar Abdou Thiam de l' équipe du soir. mbokk yi jërë ngeen jëf RFM tey jii pencoo gi ak mbokk yi amee handicap ndax mooy bëccëg gi àddina jagleel ñi amee laago. laata ñu tàmbali waxtaan wi rek di leen fàttali di fàttali suñu bopp li nu war ci takk masque yi ci di raxasu loxo yi ñuy moytu muy takk nay set ndax xam nga Sénégal moom nuyoo gi gaa banan ko mais lokkee bunt yeeg jàppante geeg joxantey mbir yi waaw marché meek jébbalante yi marché di sa ki ndugg donc fu nu ne rek na gel gi ne ci wet ga wala ñuy raxasoog ndox ak përngalu saabu yomb na yàlla ak ñun ci téléphone bi soxna Mbaye Ndiaye présidente fédération handicapé yi Dakar Plateau n'est-ce pas soxna Mbaye ñu ngi lay nuyu baax. Alaaji Assane maa ngi leen di fay bu baax di leen delloo si. jërëjëf Ndiaye jërëjëf ñu ngi waxtaane tey bëccëg gi nu leen jagleel waaye ñu waxtaane d'abord ci mesure barrières yi xanaa boobaak léegi yéen a ngi ci de yéen a ngi moytu baax corona gi. ñoo ngi moytu bu baax ndax xam nga handicap moom dafa doy rek feebar rawatina corona bi wàllu seet. ñoo ngi jël suñuy matuwaay bu baax di ñaan itam yàlla jële ko fee jàmm ak salaam. amiin yaa rabbi tey ñu ngi waxtaanee seen ak bëccëg boobaak léegi nag gis nañ ni naam bu dee kilifa yi am na lu ñuy def ci wàllu ñi nga xamante ne ñooy handicapé yi dégg ngeen démb ci conseil des ministres président Sall di fàttali nguur gi ci wàllu fonction publique ñu xool lim bi wàllu carte égalité des chances également ak yaatal am ci waaye loolu lépp terewul yéen a ngi jàmbat di ba tey gis ngeen ni daal yëf yi ni ngeen bëggoon mu baree ni bariwul noonu maanaam gaawewul noonu. dëgg la Alaaji Assane ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi Alaaji Assane. président moom wax dëgg yàlla mënuñu lu dul di ko delloo njukkal ndax fàttewuñu nag benn yoon waxtaan moom wax dëgg ca la bopp. waaw tax dëgg li ma kay ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam li muy santaane. ñu di ko yeggalee di ko mottali. ndax carte légalité de sang bi. oui vraiment ni ñu ko waxee ak ni ñu ko jëmmalee. vraiment des na dafa des ndax loi bi li mu ëmb yëpp. buñ ko génne woon jox ko personne handicapé yi naan mën naa ne handicapé du génn sax day am jafe-jafe li mu ëmb yëpp buñ ko génne woon ba teg ko ci taabal handicapé mën naa ne du am jafe-jafe waaye carte légalité de sang bi vraiment wax dëgg yàlla des na trop dafa des. des na ci ñëpp jot ci wala ci njariñu carte bi ci boppam. des na ci ñëpp jot ci. des na ci njariñu carte bi. des na ci ñëpp jot ci. des na ci njariñu carte bi. même CMI bii ñuy wax nii. waaw bourse CMI waaw CMI waaw. waaw CMI surtout CMI. CMI ñun waaw surtout CMI. CMI dañ cee am jafe-jafe trop. te man li ma jaaxal place yu saab ni ñu ko joxe gëddaam bu ñu joxe woon CMI gëddaam. yaakaar naa ne jafe-jafe boobu du kii. du am. CMI moom dañ cee am jafe-jafe trop. lan mooy jafe-jafe bi xam nga CMI mooy couverture maladie universelle. dañ leen di ñaan ngeen bokk ci ay mutuelle wala demee wu ni. am na ci ñoo xamante ne ni bokk nañ ci mutuelle yi. waaye mutuelle bi boo demee hôpital tey di faju boo fa amul partenariat boo xamante ne ni mooy bàyyi liggéeyam di def te yàlla tax. nam ko war a anko aborder du ko ni aborder ndax da ngay dégg ñu ne état bi de daf ñoo ameel. fayeeguñ bor yi waaw. waaw dañoo ameel bor fayeeguñ. ba tax na sax. wàññi na sax ndimbal yi nu hôpital daan dimbalee sax personnel daf koo wàññi sax. daf koo wàññi. doy na waar maintenant pour wàllu aussi jumtukaay yi léeg-léeg ñu jàmbat ne duñ leen ci sóoraale oto yi nit ñi tamit parce que état bi moom naam ndax moom comme boo njabootee moom yaay jiitu ci lu ne. ci wàllu wareef mais nit ñi seen bopp est-ce que yërmande gi war ñu ngi koy am. jëmee des na Alaaji Assane des na. transport bi. dafa def ñun handicapé yi dañoo sonn ci transport bi. des na de. te Sénégal nun la. nun ñii la de. dëgg la nun la Sénégal nun la. nun ñooñu jur ñooñu yilif nun la daal nun famille neen la nun la. kon yaakaar naa ne bu dee ni nun la dañ ne nun la. dëgg la nunu neen la. très bien léegi tey nunu neen la. principalement lu ngeen di xaar ci bëccëgu tey gi bu weesoo wax ji ndax saa at mu ne ñu defi ay ndaje. wax ji moom fi mu ne nii moom. wax dëgg yàlla wax ji moom li xale yi naan wax ji dafa doy. yan jëf ngeen di xaar ci gàttal. jëf ji daal li ñuy xaar ci gàttal ci jëf ji. transport bi. waaw. paj mi. liggéey bi ndax DRT bii. handicapé dañ ci am jafe-jafe trop fi mu ne nii benn handicapé mënatut a dem mënatut a di
rawatina ubbite école bii mu tombel nga war a dem yóbbu sa doom dëgg la handicapé yi fi mu ne nii li ñu tardé ci njàng dañ koy rattrapé ci seen doom yi ndax li leen dal la ñu bañ mu dal seen doom yi kii bii nii nañu sóoraale tali yi ñuy defar maa ngi rafetlu sànq suñu président Yatma Fall waaw ci tali yi duñu sóoraale ay nañu sóoraale yoon ngir yéen handicapé yi waaw yoon bi xoola Kër Massar handicapé yi nekk Kër Massar dañoo baare foofu ba ndeysaan bu ñuy génn dëgg la duñu mën a génn dañu war bàyyi benn fenêtre boo xamante ne nii handicapé buy génn dina mën a dawal sérieux waaye nga jël ay baara handicapé mënta yéeg mënta jégg nañu sóoraale handicapé yi askan wi ak surtout famille yi ak dëkkuwaay yi même ci biir kër yi nañu sóoraale handicapé yi nañu sóoraale handicapé yi maintenant loolu aussi lu sama xel la rek ci wàllu il faut que ngeen xeex ba bokk ci instance de décision yi bañ a xaar naan jëlal leen ñu dogal bii da ngeen di buuxanteeg gars yi ni ko yat ma defee ñeneen ñi ngeen dem fa nuy waxee waxal fa seen bopp Alaaji Assane man du ma xaar de man du ma xaar jàmbaari fakk tëdd laa du ma xaar très bien man du ma mës a xaar Alaaji Assane ba pare handicapé yi dañuy góorgóorlu ba am seen place ci ca liggéey nga xamante ni dara dellu ko mu daal di xool bët boobu daal di bëgg a ñëw fuqartewaat place bi ci loxoom man ci ndeni yi handicapé yi nga xamante ni dañ leen a defoon ay procès dafa leen ay financement PRT bi fi mu ne nii handicapé yi ma recensé woon yëpp delloowaat leen ci liggéey pour ñu bàyyi mànj si ci ne delluwaat ñu tëli bi ndax dañoo yëkkati seen i cantine marché yi buñ koy sóoraale dañuy sóoraale handicapé yi ci biir marché yi ndax la woon fi mu ne nii dafa woon ne handicapé yi liggéey lañu xam yeewu nañ léegi ci liggéey yeewu nañ ci jënd ak jaay buñ ne handicapé ya nekk université nañ sóoraale handicapé ci suuf di jënd kay jaay dëgg la kon mbir mi mbiru accompagnement la c'est-à-dire que yéen bañu leen mais il faut que aussi ñu accompagner leen waaw il faut que ñu dooleeku ci accompagnement bi comme ni ko président Mouhamadou Lamine Gueye di defee jërëjëf Sénégalais yi yeneen bailleurs yi nañu génne état rek yeneen bailleurs yi nga xamante ne yàlla may na leen mel ni Lamine Gueye nañu génn dëgg la mel ni ku mel ni waa Sénico ku mel ni Fifi Ñaan maa ngi leen di woo très bien maa ngi leen di woo monsieur le maire ñoom ñëpp maa ngi leen di woo nañ gën a dugal seen loxo ci yëf yi maa ngi leen di woo jërëjëf soxna Mbaye nga ngi lay gërëm merci beaucoup maa ngi nuyu Sénégal yëpp jërëjëf man dama di nitu ñëpp bu kenn mer maa ngi nuyu ñëpp kenn du mer suñu réew la ñoo ko bokk waa ku ne am nga fi ak sañ-sañ jërëjëf Ndiaye Youssoupha Faye bu fédération handicapé visuel di ñi nga xamante ni seeni gët dafa gëmm dafa sëgg wala muuru ngeen baal ma bu dee jot nañ ko ci téléphone bi sëñ Faye Abdou Thiam à la réalisation Barthélémy Ngom ñu koy gërëm bu baax di ko sant Youssou maa ngi lay nuyu maa lay nuyu Alaaji Assane di la gërëm ci bokk gi nga bokk ci waxtaan wi xam naa tey bariwu leen jot ndax rendez-vous yeeg ndaje yi waaye rapidement rek situation handicapé yi Sénégal tey jii ñu ngi ci atum 2020 bëccëg gi leen jagleel lan ngay wax lan ngeen gis ne bu ngeen sañoon daal mu dolliku ci gunge gi taxawu gi. waaw li may jëkk jubbanti tuuti mooy. fédération des associations visuelles. ñu ngi tudd convergence des aveugles. Convergence pour l'unité, la solidarité et l'entraide. ok man nag ma nekk ci membre fondateur ndax association bi ma jiite. muy mouvement pour le progrès social des aveugles du Sénégal. dafa dajale ay silmaxa ak ay malvoyants. alors ma nekk ci membre fondateur bu cause boobu la cause. alors actuellement ku naan Abdou Kogne Diop moo ko jiite. Mais par ailleurs man maay premier vice-président bu fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. bi Yatma Fall jiite. fii ci Thiès it ma jiite la fédération départementale. des associations de personnes handicapées. mbaa am na yëgoo seen biir balaa ñu ñëw ci waxtaan yi parce que gis nañ ne par exemple parti politique yi réeroo moo tax duñu mën a xeex dara ba gañe ko. bu ngeen bëggee dara est-ce que am nag yëgoo seen biir. Alaaji Assane ñun macha allah yal na yàlla gën a jàppale. waaye personne handicapée nu nu nekkee benn. ba bu nu toogee différence de catégorie du am. benn problème la ñuy am muy l'intérêt général des personnes handicapées. très bien yaakaar naa ni formation yi am Sénégal yëpp bu nu meloon noonu. am benn centre d'intérêt bu nu bokk rek. kon jàmm dana am ci réew mi ñun dépassé nañu loolu. très bien Faye depuis 1973. léegi rapidement ci li war a dolleeku ci mbir yi ndax ay mbir a ngi fi. xëy na dafa doyul. waaw gannaaw da nga ma interpellé ci côté visuel yi. bien que nag maa ngi lay xamal ni la man yàlla moo baaxee ci man wàcce ci man ñaari laago. man handicapé moteur laa. ba pare nekk aveugle. nekk nag enseignant à l'Institut des jeunes aveugles fa la retraité en 2012 professeur de braille. très bien. bu dee wàllu silmaxa yi.
ñun suñu problème ba léegi mi ngi toll ci wàllu jàng. ci wàllu emploi. ak wàllu insertion sociale. bu dee wàllu jàng yow Alaaji Assane xam nga ni benn école dong moo am pour silmaxa muy école spéciale muy INEFJA bu Thiès. bu Thiès oui. te école boobu capacité d'accueil am day gën a wàññeeku d'année en année. ba nga xam ne dañu mujj delloo ay xale faute de place. dañu mujj aussi pour jël fa xale def ay test alors que xam nga tey xale njaacaar bi buy dem sëyi kenn du ko testé day ñëw rek joxe kayitam sur dossier parents inscrit ko mu jàng mais ñun silmaxa yi bala muy jàng il faut ñu def test de sélection te li ko indi du lenn lu dul ñàkk ay place yaa doyul waaw waaye solution yi ñaar rek la bon dëgg la sax war nañu xalaat amaat beneen école spéciale parce que école spéciale nag contrairement à beaucoup de spécialistes dans l'enseignement des aveugles ñoom dañu yaakaar ni école spéciale bot di silmaxa bi la déedéet école spéciale dafa am rôle spécial bu mu jouer dans la rééducation de l'élève aveugle pour corriger blindisme bi ak yu demee noonu waaye aussi enseignement inclusif aussi moom tam aussi solution la silmaxa bi dem di jàng ci école ordinaire avec un encadrement spécial di dellu këram xëy na foofu jafe-jafe bi ci am rek mooy problème de tuteur ndax justement waaw ndax dinañ am autant de tuteurs ak d'assistants moom laa la bëgg wax dama la bëggoon ne xale bi dëkk Pout te école ba amu fa mun na bëgg def enseignement inclusif à Thiès il faut mu am famille d'accueil bu ko téyee Thiès pour muy mën a jàng di ñibbi ci kër googu loolu nag sunu mbootaay ñoo ci war a jouer jàppale ci état bi en tant que partenaire social silmaxa bu nekk mën a jël benn xale boo xam ne amul mbokk Thiès loger ko këram ndax loolu moo daan am ci programme intégré bi nga xam ni moom la Union nationale des aveugles du Sénégal dugaloon Sénégal en 1974 alors boo jógee ci wàllu jàng bi ndax mais nag bu dee résultat yi nag moom macha allah xam nga ren INEFJA am na 100% ci baccalauréat très bien INEFJA am na 100% ci BFM INEFJA am na plus de 80% ci CFE et pour l'enseignement supérieur mbaa du ñu am problème ñooñee admis baccalauréat ñooñu depuis ku ci am préinscription rek léegi da ngay am directement la bourse dem France continuer ci sa jàng ren presque ñoom ñi am ñëpp bac ñi amoon bac ren ñëpp dem France ba actuellement ñoom ñëpp commencé nañu jàng à Lyon ci yenn université yi très bien très bien waaw li des kay mooy ñi nga xam ne amuñu préinscription te nekk université de Dakar oui ñooñu nag noo nekk ci ay conditions yu xaw a jafe ay problème de transcription des documents ay problème d'hébergement ay daal problème yu jafe-jafe ba nga xam ni ba léegi rek suñu doléance mooy les universités du Sénégal ne sont pas encore adaptés à recevoir des étudiants amul assez outillé mais est-ce que mënu de façon proportionnelle aussi il faut que bu ñu anticiper wul ak macha allah li mëpp ndongo yi ci wàllu ñi nga xamante ñooy handicapé yi bu ñu anticiper wul par rapport ak infrastructure yi ak un personnel bien formé du baax waaw si enquête parce que xam nga aussi boo gisee ba tey mu am ay bacheliers aveugles yuy des par exemple Dakar il faudrait que aussi par exemple que mu am une phase expérimentale am ñoo xam ne ñooy accepté ba nu baal ma ci baat bi nekk ay cobaye pour wane ni lii lu mën a nekk la waaye bu fekkee ne lu am bac rek ñu yóbbu bitim réew sunu université yi duñu waajal mukk seen bopp ci nii silmaxa it war na mën a jàng université de Dakar loolu tax lu mu jafe-jafe avant bac bi gune yi ñi bëgg a dem inscrire am ci droit lool à l'éducation ca ñu wàññi leen parce que amuñu assez d'école lu may INEFJA laay wax foofu laay waxee bu ñu anticiper wul yaatal l'école yi ci région yi par rapport ak tout tànk yooyee waxuma la ak balaa ñu egg si bac gune yooyu kon sont obligés ñu dem defi leneen loolu laa la wax nag ni la ñaari solution moo ci am xalaataat beneen lu tolloog INEFJA ci yeneen région surtout yi gën a sore ndax jàppal xale bu am 7 ans nga jële ko Kédougou mu jàng ci Thiès coupé de ses parents culture bi du benn par exemple ay zone yooyu mën na am une école comme INEFJA waaye dama ni à côté de l'enseignement dit séparé muy école spéciale ñu créer aussi ñu gën a encourager encore l'enseignement inclusif maanaam xale silmaxa bi di jàng mais di dellu këram très bien ndax boobu aussi mooy gën a yaatu mooy gën a yomb mooy gën a mën a ëmb ñëpp waaw maintenant ci wàllu liggéey aussi bu ñu jàngee ba war a tekki ci wàllu liggéey foofu nag le problème est entier ndax bareyaan na xam nga INEFJA dafa am filière formation professionnelle ñuy def télécommunication standardiste di def fabrication de brosse ak am ñeneen ñoo xam dañuy def ay tissage mais ñooñu seen insertion vraiment dafa timide ndax actuellement boo xoolee bu dee standardiste yi kenn moo nekk hôpital régional bu Thiès kenn hôpital Fann
ak kenn hôpital Dalal Jàmm. te loolu ci doxalinu mbootaay gi ak ay tractation la fexe ba nu recruter leen foofu. bon alors léegi bu dee ci kinésithérapie aussi am na ci ñoo xam ni dañu leen former en Tunisie ñu def la kinésithérapie ñu ngi nuyuwaale suñu sœur Dieynaba Laye mi nga xam ne mooy majoru hôpital centre kinésithérapie bu hôpital régional bu Thiès. mais am na ci ñoo xam ni kinésithérapeute lañu. mais ba léegi mënuñoo am emploi. léegi auto emploi bi aussi ñi nga xam ne ñoo def tissage ak brosserie tey maanaam bu fekkoon ni ubbi na leen ay atelier jox leen ay financement ñu mën a di def ay production di écouler pour comme ça ñoom ñu mën a jël en charge seen bopp. alors ba nga xam ne daal ñi ngi rafetlu président de la république lu mu wax ni fonction publique na ubbeeku pour recruter personnes handicapées yi. loolu déjà aveugle yi ak malvoyants yi dugal nañu seen ay dossiers yu bare. te am nañu yaakaar ni. bu ñu jëlul ñëpp aussi daan ci jël un quota important. mais ñu ngeen topp ko rek. waaye topp kay topp rek. ngeen topp ko rek waaw parce que sénégalais yi fii kenn dafa talul kenn dafa am loo xamante ni bu amul suivi rek dañuy bàyyeeti ba déwén rek ba ca prochaine journée mondiale ñu ñëwati di wax même wax. xam nga ñun sunu mbootaay seen raison d'être mooy suivi. encadré ak suivi loolu moomatal loolu duñ ci dañ mukk ba nga xam ni. quelle que soit la confiance ñu noo am ci autorité administrative yi. mais lépp lu ñu jëflante ak ñoom ci bataaxal. daanu ŋàbb suñu tànk bi topp loolu. ak encore nekk di wax it nag. ndax aussi nous sommes un groupe d'influence. dañu war a aussi di influencer un peu di fàttali ak yu demee noonu. dëgg la j'espère qu'ils sont bien représentés du ngeen politique mbaa lenn mbaa gars yi jënd leen ak yooyu loolu waxin la rek ci dirigeant bu mën a doon it nag. dirigeant bu mën a doon te capable nga jaar fu mooy fa nga waroon jaar. man mii di wax ak yow li ma gëm rek mooy la cause des personnes handicapées en général. ba nga xam ni liggéey naa ba retraité mosuma syndiqué. parti politique yi aussi citoyen laa nag. bu nu wooyee citoyen daanu dem defi sunu warugar. daanu préparer sunu membres yi mais aussi duñ leen orienté ci benn parti politique dañ leen di wax ni daal bañ dem ko ba fa ñun MPSA. ñun dañuy organiser ay rencontres avec les différents candidats pour xool ndax ci seen programme jël nañu en compte le problème des handicapés. waaw ku ci jëlu problème handicapé nag ñu xamal ne waaw yow de. léeg-léeg dinañ ko bind ci programme bi parce que bëgg a falu moo ni demee. bu nu faloo dootoo leen xàmme ñu mel ni ñu nu cuub. waaw waaye nag gis nga ne boo ko bindee ci programme bi. nga falu xàmmee woo ko. dañ lay fàttali loolu. le président Macky Sall bi ñu ko élire. sunu action bi njëkk mooy envoyé ko benn mémorandum. fàttali ko li nga xam ni mooy soxla way laago yi naka sóoraale. alors ci programme am loolu tam moom tam aussi. boo ko doon noté l'actuel gouvernement bien évidemment am na ñeen ñu fi jaar ñoom ba leen doon noté par rapport ak jéego yu ñu teg ci wàllu carte égalité des chances ci wàllu loi d'orientation bi nu yëkkati fukki at a ngile ban note nga leen di may. xam nga foofu moom je vais être très objectif. man damay jëkk gërëm kii magistère président Abdoulaye Wade. ndax bi mu nu recevoir en audience ñun fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. bi nu ko indilee ay doléances dañ ko ni ñun Sénégal approche bi mënu def ñun personnes handicapées. bare na lu ñuy defal dañu koy defal sur le plan émotionnel mais benn loi bu ko régir. te la ñu wax ni nu créer leen duma leen booleeg juriste duma leen booleeg kenn dem leen ngeen daj seen biir ngeen seet lépp lu war a doon seen àq ak seen yelleef ngeen defal loi d'orientation buy ñëwee fii ma jël décret ñu adopté ko. donc loi d'orientation bi Abdoulaye Wade mooy baayam. président Macky Sall nag moo ko concrétiser bi mu ñëwee au pouvoir parce que Abdoulaye Wade bi loi d'orientation génnee en 2015. toog nañu 5 ans yi ci des par exemple décret génnul dara génnul. président Macky Sall nag bi mu ñëwee nag moo jëkk jël les premiers décrets muy carte égalité des chances ak yu demee noonu ak yi nga xam ne ñoo ci des. dañuy réclamer ñu jël décret pour adopter ko. ok jërëjëf donc kon. ok sama tàmbali daal foofu laay commencé. waaye nag aussi Senghor moo fi dugal enseignement des aveugles. ci xeex boo xam ne Union nationale des aveugles du Sénégal moo toogoo moo en 1973. wan ka ni silmaxa du kooraa ak balafon rek lañ ko war a jàngal. méthode Braille am na war nañu mën a jàng pour nekk ay cadre mën a nekk dans tous les secteurs de la vie nationale. donc moom moo agréé UNAS. ba nu tabax école bi nekk Thiès dugal fi enseignement des aveugles en 1974. dëgg la yoon wi sori na mais incha allah ak nouvelle technologie yi moo tax ma doon wax sànq ci wàllu anticipation boo demoo tugal naam doole gi yemul mais ñoom da ngay gis ne daanaka
handicapé bi ak njaacaar bi ñooy yem ci lépp da ngay ci wàllu technologie voilà donc doo gis wuute gi fii nag kàmb gi dafa yaa est-ce que baral jéego jotul. waaw non baral jéego ñu ngi ci nag waaye nag aussi il faut na xam ni it àdduna processus la. déjà boo xoolee par exemple silmaxa en 1970 nga xool ko en 2020 nga xam ni jéego am na. man mii bi may silmaxa méthode Braille amul Sénégal. ba nga xam ni sama continuer sama jàng woon mënu woon ne. waaye tey jii silmaxa dootu njàqare. tey jii ko am doom mu dal ko. wala nga am mbokk mu dal. da nga koy orienté ni ko demal institut wala mën nga dem. def ay formation ñu ki la jàngal la Braille jàngal la yeneen yi si des. kon ay jéego am na. waaye nag dafa lu xam ni. dafa topp laago bi yëpp. mooy que personne handicapée mënul am dara sur un plateau d'argent. xeex taxawaay bu ma sëkk mooy tax mu am ko ak encore mu mettre ko dans la durée ba mu ci àgg par benn. waaye nag ñun fii nu àggagum. tey jii Sénégal dem nañu ba man méthode Braille boobu man def naa ko dans les 6 langues nationales. tey jii silmaxa mën na jàng ci làkku réewam ci mbindum Braille. très bien. te lii Braille français la nu fi bàyyiloon. am na solo kon yooyu xam nga ay évolution la at mu ne le PNEBJA bu éducation nationale dana ubbi ay classes spécifiques pour les aveugles comme ça ñu fay jàng wolof sur caractère Braille. très bien. alors yooyu ay avancé la wax dëgg yàlla ñu sant yàlla bu baax nag. am na solo waaye nag bés bu nekk nag saa yu nu yeewoo dañuy gën a takkaat suñu ngemb gën a dogali. dëgg la pour jàmm du doy. waaw dëgg la jërëjëf Faye ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant. non ñun yéen la ñuy gërëm RFM suñu ay partenaire la ñu. alhamdulilah ba ci Cheikh Anta ak Cheikh Anta ak Thiès. waaw lu nu am ñu ñoo waaw jàpp. moom manifestation lu xew INEFJA ma nga fa. non wax dëgg yàlla di gërëm lool bu baax a baax alhamdulilah. jërëjëf Youssouf Faye ñu koy gërëm bu baax. Soxna Mbaye Ndiaye naka noonu ak Cheikh Anta Diop ni nga ko waxee ci Thiès Barthélémy Ngom réalisation fii ci rédaction bu RFM gërëm Abdou Thiam ak Soxna Yacine Pouy ñoo nekkoon ci technique bi ñu rek wéy xam naa ni ay minutes yu gàtt rek Abdou Thiam ak antenne bi mbokki auditeurs yi wàllu situation handicapé la ñuy waxtaanee tey Sénégal mooy bëccëg gi leen jagleel ndax foog ngeen ni yërmande gii nu war ñun ñu ngi ci ñun laa wax de waxuma état rek Sénégalais yëpp. léeg-léeg nga gis taximan bu benn handicapé taxaw mu xalaat ca bu ma taxawee jël pousse ba dugal ca ginnaaw ak coono ga ci daj nga daw ba ko fa loolu lépp rafetul du ñëpp nag am nañu am yërmande ñoo xam ni ils prennent tout le temps nécessaire donc naka la ñuy def ba ci wàllu infrastructure aussi état beeg lu muy tabax mu moolaale ca seen passage yi ndax ñoom fa nuy jaar ak suñu yos war tandoot benn ak et cetera yërmande gi lu koy gën a yaatal ci mbokki handicapé yi mooy waxtaan week RFM asalaamualeykum. aleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Hadj Hassan maa ngi lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf. man la Ba Fall. yow la. Ba Fall handicap. Ba Fall ñu ngi lay ziar baax bisimilah. waaw gis nga nag carte yi ñuy wax ni. carte yi waaw. yaa na ma yàlla bal man ñaari at maa ngi nii 100 francs sax jotuma ko ci. te am nga carte bi. am naa carte bi mi ngi nii ci sama loxo. lan fan la bloqué luy blocage yi luy blocage yi. moom ba léegi mënoo ko xam doo ko mën a xam. man léegi nag man li ma gën a metti mooy suba. damay dem terminal ak koo xam ne fanweeri at maa ngi ak moom. mu toxal ma solal ma teg ma lu metti teg ma 24 heures mosuma am congé mosuma am dara mosuma noppal. ci liggéey bi mosuma jënd benn garab sama doom yi. coono bu ne. teg na ma ko fanweeri at. suba man ak moom maa ngi nii daan naa taxaw ci tribunal bi. ndax loolu nag bi nag teg na ma ko. est-ce que lépp kooku maa ngi koy woo handicap yi nekk. xam ne am na ñoo xam ne am nañu jom bëgguñu yàlla bëgguñu ñaan. bëgguñu wax kenn may ma. dëgg la dama bëgg demal seen bopp gëm seen bopp. ndax xam ni borom bi tabaraka wa taala moo yëkkati dara teg ko ci seen kaw. dëgg la bu yëkkati dara teg ci seen kaw dañ ko war a nangu. ndax xam ni jaam nangu ak gëm yàlla moo am solo. dëgg la waaye am na ay nit ñu ngi fii nekk fi toroxol ñoo xam ni. war nañu leen toroxol. dëgg ñu la leen maga Sénégal. pour mu jëm kanam. ñu ngi jël handicap def ko ci kaw tellal leen. yërmande jox leen cër. dëgg la yërmande bi. jàppale leen am na ñoo xam ne am nañu jom bu ñu yàlla. jërëjëf tàllal seen loxo. dëgg la man mii ci laa bokk man mii mën naa yëkkati sama loxo wallahi ki ma nekkal. macha man allah ngay attaque yoon 100 francs mosuma ko wax jox ma. jërëjëf mu ko def mukk. dama gëm sama bopp. dëgg la mais El Hadj Hassan. waay man sama numéro bi mooy 77 847 24 59. baal ma baamtuwaat ko dafa téléphone. 77 77. waaw. 847. waaw. 24. 24. 59 Ba Fall. Bar Fall 847 24 59. métti na boo xam ni wallahi sama jox ak sama kii du ñàkk aji waaw ko am yërmande dégg la incha allah ñu lay gërëm bu baax Bar Fall 77 847 24 59
waaw moom nee na bëggul yelwaan jom rek lay liggéeyee waaye ki mu ko séqal njaati gébeek ñàkku yërmandeem mu ngi ak njabootam ni mu ko waxee noonu la am nañu gëm seen bopp waaye Sénégal am nañu ñàkk yërmande boo ko natt rek wees na fa waaw ca bu discours yi jotee nag ñoo dàq wax luy taaral 88 628 14 14 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi waaw. waaw maa ngi lay delloo ziar. kooku man la Fallou Galas Bey. ah sëñ Fallou waaw. maa ngi lay ziar. maa ngi lay jot sànq di mais wàllu yu ma nekkee ak réalisation ba day sori. dëgg la dëgg la dëgg la je suis obligé d'expliquer parfois nit ñi dañ may woo. non mais non man comprendre naa yooyu amul fi ma nekk daanaka ab kaso la mënumaa jàll ca wet ga ca des pour di wuyu kenn. comprendre nañ mais xam nga lii dafa mënut a ñàkk jërëjëf Bey. jàpp naa ni bis bi bu ñëwee. te yàlla def ñu bokk ci ñii ñuy waxal tey. waaw donc je crois que war nañ ci dugal suñu kàddu. dëgg la ndax at bu jot dañ koy def. ñuy rafetlu bu baax seen taxawaay. di leen gërëmaat bu baax a baax. jërëjëf. sa taxawaay surtout yow ci pandémie bi. bi mu tàmbalee ba tey chaque jour ñu ngi lay bàyyi xel. jërëjëf sëñ Fallou. ñaan lu baax yàlla gën la yokk doole. amiin ñu bokk lépp. te yàlla saafara lépp. amiin yaa rabbi. mais Assane man lu ma doon wax rek mooy. daanaka boo xoolee rek mbir bi day mel ni répétition. parce que daaw loolu lañ fi waxoon daaw jéeg moom la ñu waxoon daawaati jéeg loolu lañ fi waxoon. personnes handicapées yi am na situation boo xam ne ñoom ñëpp ñi ci ëpp ñu ngi koy dund. muy dund goo xamante ni neexu leen mais nag gënalu leen. dëgg la mais comme ni ko ñu bari waxee fii jàpp naa ni am na ay saafara yoo xamante ni maanaam teg nañ ko. yooyu bu fekkoon ni appliqué nañ ko rek. tey jafe-jafe yu ci bëree bëri mën na wàññeeku. dëgg la mais Assane man souvent damay wax ni que jàpp ma sax ni état bi dafa amul volonté politique. parce que tamit kuy waxal yàlla rek. man président Macky Sall mii. jàpp naa ni am na ay actes yu muy posé yu bëree bëri yoo xamante ni. bëgg nañu améliorer dundu personnes handicapées yi. démb rek bi ñu defee communiqué conseil des ministres bi. am na fu ma ko wax. nee naa bii mooy unième appel. bu unième rappel. bu président jëm ci personnes handicapées yi. doo fàttali ko fan yee si ginnaaw bi handicapé diplômé yi bi ñu doon manifester. président wax na ko conseil des ministres. bi ñuy joxee ndimbal bi ci mbirum pandémie bi ñu fàtte leen président wax na ko conseil des ministres ak yeneen ba ay ASP ba dooree handicapé bi à chaque fois bu ñu amee problème. mais problème bi kay ci exécution maintenant. loolu les exécutants ñi war a doxal loolu. mais ab président xam nga lu mu bëgg a leerlu ci réew leerlu ko kat. na suivi am ñi ko war a doxal bu fekkee danoo toog ne faax seeni fauteuil bañ ko def ñu dandal leen teg fa ñëw. Assane wax jaa ngi noonu nag. xam nga souvent man dama koy wax sax. mais am na sama xarit yu daan ma est-ce que le président day sóob rek. parce que bu fekkee ni wax na. ñi war a jëfewuñ. moom tamit mu noppi ca ëllëg muy waxaat. dëgg la. dana xaw a sax sa xel dana xaw a ñaar. dana xaw a ñaaw. dëgg la mais Assane léegi da nga wax soxna Mbaye ni ko jàppoo ni yéen da ngeen a war a xeex pour ngeen dem ci instance de décision yi. man xam nga Assane man loolu moom laa yàgg prôné. parce que dama ni personne handicapée. waroo rek toog ñuy séddale ñu cër la. parce que tey 3 décembre bi ni ñu koy waxee nii buñ ko xool tamit day mel ni que ñun bala ñu am soxla ci ñun rek 3 décembre dafa dikk. dëgg la te Assane on est 15% de la population. man en 2011. bi may dikk ministère de la santé nekk cabinet ministre ci Modou Diagne Fada te boobu président Abdoulaye Wade moo joxe woon instruction ni personnes handicapées ni leen jël dugal leen ci cabinet ministre yi. xam nga booba président lu mu bëggoon wane rek personnes handicapées dañoo war a bokk ñu war leen boole ci instance de décision yi. dëgg la dañ créé woon génn kuréel gu tuddoon mouvement national des handicapés woon ba tey ma di ko coordonné. sëñ Fallou waaw xam naa nga daaneel foofu. waaw ma daaneeli foofu rek affaire baax maa ngi jégalu bu baax a baax. waaw voilà donc ba tey ñu continuer nekk di liggéey ci lu mel noonu. man leen woon ñun personnes handicapées il faut que ñu dem dugg ci parti politique yi ñu xeex foofu. parce que Assane loolu rek mooy tax tey bu ñuy def liste député ñu bàyyi la ci xel. bu ñu formé gouvernement ñu bàyyi la ci xel bu ñuy teg ay conseils municipaux ñu bàyyi la ci xel. mais boo yemee ci association yi rek. ñu fête 3 décembre. toujours dañu xool bu ñu la waree cëral dara ñu jox la ko comme sarax. boo ci jógee pare nañ ca. maa la ko wax leneen li xeex rek dugg ci parti politique rek moo ko mën a saafara. jërëjëf Fallou Galas maa ngi jégalu nag maa ngi jégalu ñu ngi may def pression ci service commercial bi nee nañ naa génn nee nañ ma maître Babou ngi ci ligne bi maître Babou moom xam nga il faut ñu jël ko ndax sunu partenaire bu yàgg la saa ñu ko soxlaa ci wàllu consultance mu teew maître maa ngi lay ziar. mais sëñ Assane nam la ba dee. maa la raw Babou. di la féliciter parce que maa ngi fii Touba xam nga ko. alhamdulilah. mais tous les jours su ma jullee ba pare ci suba.
alors yaa may wétali ma lay féliciter li ngay def pour réew mi. jërëjëf maître. voilà ak sa équipe ak ñëpp. alhamdulilah. parce que man c'est ma famille. très bien yéen sama famille ça ne changera jamais. loolu moom am na xam nga lu tax ma bëgg a dugg tey. parce que dafa am lu xew te je crois que ñu bari xamuñu ko. Moi j'ai été ministre du président Abdoulaye Wade. Fonction publique du travail et des organisations professionnelles. li tax ma insisté pour dugg. oui. c'est que am na benn loi boo xam ni président Abdoulaye Wade moo waxoon ma défendre ko. défendre naa ko. adopté nañ ko. mais ci affaire handicap yi la. je crois que soo ko laajee sénégalais ñu bare xamuñu ko. pour faire l'économie de cette loi. oui. qui est en cours hein, qui est exécutoire. président Abdoulaye Wade li mu voté woon def ni d'abord handicapés yi. nañ leen jël ci fonction publique. nañ leen réserver 15% des postes. oui. léegi nag je doute est-ce que ñi ngi koy def wala duñ ko def. ñu def ko bañ koo def loolu loi la mi ngi fi. oui. moi j'étais ministre en 2007 ministre de la fonction publique comme ni ma ko rappelé. donc loolu bénéfice su fonction handicapé yi la. mais je suis sûr que xamuñu ko. mais y a mieux. oui. président Abdoulaye Wade ci loi boobu même waxoon na ni les bâtiments publics tout ce qui relève de l'administration de l'État ah. nañu fexe ba defaraat bërëbu yi handicapé yi dem pour ñoom en fonction de leur état physique. ñu mën a am possibilité pour mën a dem doxi seen soxla par exemple dem building dem feneen. Ouais, comme tout le monde loolu tam foog naa ni kenn defu ko de. loolu tam foog naa ni kenn defu ko. problème bi kay maître du ci loolu ngay wax ci loi ak yooyu parce que entre temps aussi on est en 2020. am na fi yeneen jéego yu ñu def ci wàllu loi ak wàllu ngëneeli carte d'égalité des chances ci CMU beeg bourse familiale. maintenant on parle d'application de tout cela. voilà. Ouais, ouais. loolu la. pour terminer sur ces réalisations là. même man bi may génn fonction publique. créé woon naa benn direction. man ma confier ko une dame handicapée su ma déggee dana xam. boo xam ni dama ko rattaché woon sama cabinet ba ni ma génnee fonction publique moom moo ko doon réglé. te recruté naa. ñu bari recruté naa ci fonction publique. donc le problème. c'est que volonté la. dëgg la. volonté su amee. dana am njëriñu ñëpp parce que handicapé dañu leen discriminer. mais ci yeneen réew yu avancé yi kenn discriminé wu leen ah. mais côté administration ki ci xamul dara sori administration également naka la mën a comprendre kilifa yi joxe ay ndigal après ñi nga xam ne exécutants yi duñ ko doxalee. fan la blocage di amee. duñ ko def suivi la parce que quand le président de la République su tapé woon sur la table ñu def ko. su tapé woon sur la table nga ñu gaaw def ko. mais puisque dañuy wote rek di fàtte. di dem. wóor na ma ni suñu sondé woon nit ñi koo ci wax ni am na loi boo xam ni jël nañ ko su Ablaye Wade. di defar mbiru handicapé yi. ñu recruter leen 15% waroon ngaa dem seet demal fonction publique nga seet ndax 15% yi réservé nañ ko handicapé. am na ñoo xam ne mosuñu ko sax dégg. donc c'est ça le problème su dee dañuy wote di sànni. na waar il est temps que ñu exécuter kon nag léegi eh bien je lance la mission léegi génn xam naa ne le président Macky Sall. assemblée nationale nag aussi assemblée mi fi nekkal penc mi moom dans tout ça. voilà assemblée aussi. yoon may na ko règlement intérieur. am dañuy toog rek bu ñu voté budget yi rek après nangam. est-ce que duñu woowaat gars yi. te yoon may na ko di leen xool di contrôler di suivre mbir yi. mais woote woon nañ ko assemblée nationale la possibilité. par 2 mois je crois que c'est la loi Doudou Wade d'ailleurs. 2 mois yu nekk ñu woo ministre. dans les domaines de sa compétence ñu poser ko ay questions. ni ko loo def ci lii loo def ci laa. mais nag su dee nag kenn du suivre nag man doy na waar. loolu mooy wax ji mais texte yaa ngi fi. dëgg la. voilà. jërëjëf maître Babou ñu ngi lay gërëm bu baax maître Abdoulaye Babou doon ñu dolli moom it ci waxtaan wi rek ni ñu ko waxee pencoo gi new turam ñeel réew mi ñuy waxtaanee sunu réew. waaw réew mi moom. Sénégal la tudd ñëpp bokk ko ak gaal d'ailleurs gaal moom ku ko wax rek ñëpp xaj ci waaye gaal la gu nuy joowandoor ci anam yan ko war a joowee jëm fan war a jëm ci lu xel nangu pas gaal luy dem Barça wala Barsaq ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di jéggulu nag Abdou Thiam xam naa xaw nañoo xaabaabal tuuti lëf tey jile
ak waa service commercial ñu ngi gërëm toute l'équipe de la rédaction di leen ñaanal kendalu jàmm ca kanam tuuti 10 heures yi ñu ko baaxee daañu leen defal le point ak le ministère de la santé ñeel coronavirus ak tolluwaayam ci réew mi Abdou jërëjëf Yacine Pouy maa ngi leen di jox ndaje incha allah bu ci suñu borom àndee 15h30 seen émission yoon weeg monsieur le ministre Mamadou Diop Decroix njiital And Jëf PADS. RFM Radio Futur Média.